Allô, allô. C'est bon, merci beaucoup. Allô. Asalaamualeykum. maa ngi nuyu bokki Sénégal ñëpp di nuyu bokki Afrique di nuyu bokku àddina di sant yàlla bu baax a baax ci daje bii nga xam ne daje nañ ko fi tey may jiital nag ci nuyoo bi kilifa aada yi ci Sénégal kilifa diine kilifa àdduna kilifa cosaan ñëpp bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu itam bokk yi fi teew xarit yi fi teew am di jàmm yi fi teew di nuyu di gërëm presse sénégalaise bi nga xam ne ñoom itam def nañ déplacement ñëw pour couvrir waxtaan bi di nuyu ñëpp di sant ñëpp gis nañ seen teewaay bu dul woon jamono Covid xëy na kon doon na gën a fees sax nii waaye bi ñu laajee borom kër gi daf ñu wax ne salle bi ñaar téeméer nit la mun a jël ci jamonoy Covid ndax foog ñu respecter distance gis naan sax xaw na jafe moo tax dinañ jéggalu presse sénégalaise bi nga xam ne ñoom ñëpp bëggoon nañu ñëw bu fekkoonte ne conférence de presse la ñu def mais nag defuñu conférence de presse lii ma def nii man dama ko tudde prise de parole de Babacar Ngom pour s'adresser aux compatriotes sénégalais, pour s'adresser à la jeunesse sénégalaise, mais aussi pour en profiter, pour éclairer un problème qui commence à trop durer. ngeen baal ma ñëwuma pour werante ñëwuma pour xuloo ñëwuma sax pour tontu dama ñëw rekk pour leeral maa ngi gërëm ñi toog mu bëggoon leen wax ne préparé wuñu dara laajuma leen ndax samay nawle lañu kat duma wax fii loo xamante ne ñu may dégg xam ne amut kon li ci topp sax danañ xam ne loolu lu ma ci wax mën nañ ko weddi laajuma leen ban question ngeen may posé waxuma leen itam posé leen ma telle question dama ñëw je me suis offert à vous pour éclairer nos compatriotes sénégalais sur ce sujet mais sur tant d'autres sujets que vous aurez souhaité maa ngi ñaan yàlla dimbali ñu ba lii ñu nekk muy mbas ñuy wax épidémie ñi di wax pandémie yàlla na ko yàlla jeexal ci àddina bi yépp dañu delluwaat ci sunu sago maa ngi nuyu sunu bokk yi jóge Jilax def délégation ñëw toog nuyu ñëpp bala muy gudd nag ci wet googu dama bëggoon xëy na delloo kàddu gi ñu dugg ci sujet bu njëkk bi ñu leeral ko doog a jàll ci leneen muy sujet wu Jilax ak sujet wu Ndingler jërë ngeen jëf. Je reste là. Ouais. Antoine Diouf, je te laisse l'honneur de poser la première question. Mais j'ai envie de ravir la vedette un peu. Le mot de notre président, si tous les journalistes y est, nous fan nga jaar ak jërëjëf loolu dina yomb dañuy wax problème mu Babacar Ngom ak Ndingler dama bëgg leeral àddina bi que ne titre foncier boobu ñuy wax titre foncier Sedima la te Sedima c'est une société anonyme moom titre foncier bi li ci topp mooy diggante 2011 jëm 2012 la ñu jàpp ne dañu bëgg a investir ci agriculture ñu di ko dox di ko wut ba yàlla dogal ñu dem kër Samba Kane
maire bu Kër Samba Kane di député maire honorable député maire Ibrahima Khalil Fall yàlla dogal na mu ngi nii toog xëccoo wunu suuf dama bëgg loolu mu leer xëccoo wunu suuf dëgg la ñuy xëccoo dëgg ci boppam moo nu jaral lu nekk mais suuf jaraluñu ko 2011 2012 la ànd ak Xaadim Samb mii toog wax dafay am seede ñu dem Kër Samba Kane mu teral ñu teranga bu ne joxoñ ñu nenu mën na noo jox 500 hectares Kër Samba Kane ñu sant ko gërëm ko bu ñuy ñibbi si oto yi sax da ci def ay xar ak kilifin ñu indaale bi ñu ñëwee toog ab diir Xaadim Samb mii wax ma ne ma fii ci Sindia am na waxtaan bu mu waxtaan ak maire ba waaye nee na ko am na suuf su mu ñu mën a jox te moom mu jàpp ne foofu sax mooy gën a jege ñu waxtaan ci ma boole ko ak suma ay directeur ñu dem seeti maire ba boobu jamono maire ba fa nekk Ousmane Lo la tudd mu ngi dund bi ñu demee gis Ousmane Lo dellu si ne ma nee na dañuy def projet ñu ñëw défendre projet bi ci kanamu commune bi buñ ci juboo ñu doog ñu mën a attribuer ñu def ko ku ñuy wax Birahim Sarr nekkoon directeur des ressources humaines bu Sedima ci jamono boobu moo ko jiite tey moo nekk directeur u Sedima Mali Birahim Sarr ak ñi mu àndal ñu dem waxtaan ak maire ba ñu dellu see man mii liñ ma wax mooy 46 defe naa 46 xaw ma 45 conseillers ñoo daje bi ñu waxtaanee kenn rek moo ci defoon abstention tout le reste dañu accepter projet bi ñu waxtaan ñu wax ñu modalité ña fa nekkoon di béy waa dëkk ba waa Jilax waxtaan ak ñoom ba ñu juboo lañ ci waroon def ñu def ko pour ñi dañ leen dédommager ak leen war a fay ca mairie ba kayit gi dina génn ñu dem ca mairie ba def naa jamono boobu 30 millions lañu fay on parle de 2012 ñu defal ñu délibération sur 300 hectares kayit baa nga nële mun na feeñ fii voilà mu ngi nii mu ngi daté le 4 décembre 2012 4 décembre 2012 la ñu communauté rurale bu Sindia defal délibération bi man boobu jamono mosuma dégg turu Ndingler xaw ma ndax Ndingler am na wala amul bi ñu doxee tuuti man xamaguma fan la tool bi nekk defe naa ci diggante 2013 ñu jàpp bis pour yóbbu ma won ma tool bi ñu ànd Xaadim Samb mu ngi woon ci délégation bi Ablaye Faye mu ngi woon ci délégation bi moom boobu jamono conseiller la woon ci communauté rurale bu Sindia Sarr ma ne mu àndal conseiller la woon ci communauté rurale bu Sindia kii nekk tey maire Sindia ñu koy wax nu mu tuddati Thierno Diagne dama koy fàtte parce que kenn mënu ko jot téléphone Thierno Diagne boobu temps moo nekkoon premier adjoint au maire ñun ñoo ànd ma ànd ak suma ay collaborateur xëy na am na ñeneen ak ñeneen ñu dem ba ca tool ba bi ñuy dem oto bi day daw di daw ba mujj ma naan man de xam naa fi ñu jëm sori na àll yi ñuy romb yëpp mun ñu woon a utal fu gën a jege ba ñu egsee ba ci tool ba salaamaaleykum ñu ne cëpp commencé dox di jéem a avancé di dugg di dem ma ne taxaw leen yaa ngi toog Xaadim ñenn ñaa mu nga ne fi lañ nekkoon ma ne taxaw leen wan leen ma rek fan la tàmbaleeg fan la yem joxoñ leen ma parce que mënuñu ko woon a wër ndax àll bu fatt boo xam ne burus fatt fees del ñu naan ma guy gële fële ngay seen di ma joxoñ loolu laa ci am le premier jour ñu ñibbisi biñ toogee ab diir ñu xalaat ne dañ ko war a liggéey déggaguma Ndingler de ñu jël société bu ñuy wax Antracom defe naa ñi ngi fi ba tey def ak ñoom contrat fay leen 30 et quelques millions facture baa ngi fi contrat bi mu ngi fi bu fekkoon mën nañ ko agrandir wala ngeen def ci copie
Antracom bi ñu leen fayee 30 et quelques millions ñu yóbbu seeni machine ci àll ba commencé liggéey ba mu yàgg ñu daw parce que machine yi day paan liggéey ba metti na attanuñu ko ñu daw dem ñu dem wutiwaat beneen société bu tudd Hann et Frères yóbbu leen fa fay leen taalu la ñu fa fay 77 millions defe naa moom la 77 millions wala waaw la ñu fay ci boobu ñu ngi wax 2013 78 millions wala 77 millions wu 2013 woote na ak 77 millions wu léegi ñooñu ñoo débroussaillé ñoom ñoo toj tool bi ñoo ko nettoyé ñoo ko terrassé ba mu tàlli ba mu tàlli ba mu tàllee ñu toog at yi ci topp ñuy am lu matul ñeenti nit juróomi nit yoo xam ne bu nawet jotee ñu ñëw di fa bay ñu toléré leen toléré parce que gis ñu ne problème am na foofu dinaa fi taxaw parce que dinañ ma wax kon loo fa wuti woon bay négocier suuf waaw est-ce que mën nga am délibération 300 hectares li ma war a préciser foofu mooy bi ñu ma yóbboo pour installer ñu nag effectivement foofu lañ ñu waxee ne 300 hectares amu fi 225 moo fi am ñu jël 225 kon ba fii ñu toog nii di wax Sedima 225 hectares la am loolu dafa war a leer bu ñuy wax 300 hectares Sedima 225 hectares lañ ko jox ci lañ ko installé waaye bi ñu ma joxee plan yi bañ doxee tuuti ci kanam gis naa ne 75 hectares yi ci manqué mu ngi ci plan bi dañ ko def en pointillé boo ko génnee ñu wane ko léegi boo xoolee plan bi non du bi bi nga weesu bii li ñu def en rouge mooy 225 hectares pointillé bii ngeen gis mooy 75 hectares yi waaye 75 hectares yi pointé yi dafa féete ak dëkku Jilax waa Jilax ñoo ko fi bàyyi séddale ko seen waa dëkk waa Jilax ñoo ma délibéré 300 jox ma 225 téye 75 yi séddale ko seen waa dëkk boo xoolee plan bi Jilax moo féete à gauche ni Ndingler mu nga féete à droite génneel plan bi ci topp plan bii nag mooy wax lu bare bari ci yëf yi parce que plan bii moo lay won ferme Sedima mu ngi nii 225 hectares titre foncier 2247 Mbour plan bii moo lay won 75 hectares yi nga xam ne moo manqué woon ci sunu 300 hectares 75 yi waa Jilax bii ñoo ko séddoo dëkk bii nag Jilax ñoo ma jox seen suuf si mu ngi takkaloo ak fii ñuy wax plan REVA Sénégal la ko moom man mii ci laa bokk Ablaye Wade ko fi defoon plan REVA bii ci Jilax la bokk kenn werante wu ko kii ñu ko jox muy Sergio di italien campagne bi passé doon na employé 1000 personnes waaye kenn werantewul ne plan REVA bii ci Jilax la bokk Jilax a ngi nii à 1 kilomètre de la ferme Ndingler a ngi nii à 6 kilomètres de la ferme diggante Ndingler ak ferme Sedima 6 kilomètres àll kese la dañoo bëgg a béy mën a béy àll ngi nii nanu la ko wër yépp nag àll fu nit béyee am na fi xam nga li waa ji waxoon parcourir Sénégal jékki-jékki ne j'ai jamais vu autant de rien. C'était quelqu'un qui venait de l'étranger, il a fait tout le tour. J'ai jamais vu autant de rien parce que y a rien.
loolu moo am ferme bii tey di ferme Sedima bii biñ ko jotee ak léegi investir nañ fa 1,5 milliard ëpp na ko sax 1,5 milliard lañ fi investir ferme bii biñ ko jotee 2013 dañu dugal demande pour am titre pour am bail dañu dugal demande pour am bail mu def ñetti at ba ñeenti at jaar fi mu war a jaar yépp ba état du Sénégal immatriculé ko au nom de l'état kon foofu sax damay tontu ñuy wax ne xaritu Macky Sall la moo ko jox décret moo ko defal décret du benn dëgg xaritu Macky Sall la waaw man je l'assume je suis son ami donte kon sax defe naa daf ma xaw mere jamono yi waaye loolu moom leneen la waaye Macky Sall mosuma toog ak moom ma wax ko may ma mètre carré man Babacar Ngom ñëpp a ngi nii taxaw mosuma ko wax may ma mètre carré Macky Sall terrain bii mosu ko dégg ci sama gémmiñ barki Sëñ Touba mosu ko dégg suma gémmiñ bi ma mujjee toog ak Macky Sall war na mat xëy na léegi 4 weer wala juróomi weer gannaaw bi ñu dajalee mooy bi ñu woowee les patronats bon loolu leneen la waaye man ak moom ak yàlla kenn raxuñu ñu toog war na toll ci 4 ba juróomi weer bis boobu laa ko mos a wax ne ko président man nag j'ai fait l'objet de beaucoup d'injustice te tey nag fas naa yéene wax la ko parce que lu ko mooy bu ma daan toog ak moom lu ko yokk wala lu yokk Sénégal rek laa koy wax mosuma ko teg sama soxla bopp ministre bi tey Abdoulaye Daouda Diallo bi mu toogee nekk ministre des transports ma ñaan ko audience lu ma ko ne ñaani mooy tali bu jëm ca dëkk boobu moom laa fa uti woon mu woo directeur Ageroute ñaanal ma ko ba jóge fa yëf yi defaruñ ko kii fi nekk tey Omar Youm ma ñaan audience lu ma ko doon ñaani tali bu jëm foofu mu woote itam sama kanam Ibrahima Ndiaye Ageroute ñaan ko ngeen baal ma tali boobu léegi ñu ngi koy defar mosuma ñaan benn mètre carré président li ma ko wax ci waxtaan boobu bu mujj boobu mooy j'ai fait l'objet d'injustice parce que dama am tool boo xam ne maa ngi ko jëndoon depuis 1994 boobu fii ñu bari xale la ñu bàjju doglu 94 Déni Biram Ndaw am naa fa turandoo bu am 20 et quelques années Déni Biram Ndaw ma jënd fa tool sama doom yi fa lañ daan fowee damay jënd ay quad moto bàyyi ko foofu ñetti quad dañ dem yóbbu suñuy sandwich di fa weekend di fa nangam yóbbu naa fa mag ña Màkka tabax jumaa def fa lu ne ca dëkk ba am fa ay turandoo bu ñuy wax affaire titre foncier dégg ngeen titre foncier Berthe tubaab la lu ma amoon 5000 mètres carrés non 5000 hectares 5000 titre foncier muy àll boobu ak dëkk yi sax moo ko moomoon loolu fii la ñu fekk man sama tool boobu nekk seulement 19 hectares duma ko sax tudd mais xam na ki koy def ki ma ko def bu ko déggee dina ko xam dem jël ko di ko daggate di ko jox ay ñeneen tool boo xam ne ba ma koy jënd kenn buggu ko maa ngi kayit yëpp ñu jaay ma ko mu dugal papier pour régularisation mu bloqué ko bañ jël tool bi di ko séddale ma muñ ko kooku wax naa ko président bi ci des ma jënd tool boo xam ne 1997 commandant de brigade gendarmerie ba bu Diamniadio ci jamono boobu ak nu mu tuddati ki nekkoon sous-préfet ñoo ma booleeg paysans yi ma ko jaay waa dëkk wa ñu jaay ma 2 hectares ma xëy 2 muré naa ko ba mu daj clôturé ñu xëy daaneel mur bi ne dañ koy jël dafa am lu ñu fay def ma ne xanaa bala ñu koy jël di fa def leneen ñu woo ma wax ma foofu it wax naa ko keroog bi ci topp nag mooy fii Sedima nekk
waaye gars yi du ngeen ñu dimbali ngir yàlla fii Sedima nekk man maa ko jënd Babacar Ngom moo ko jënd nekkul sax ci turu Sedima 1992 titre foncier bu ñu wax caaxaan boobu temps xam nga nu ñu ko tudde woon kan moom mën a wax turu place boobu ah Xelkom lañ ko tudde woon parce que kenn mënu foon a dem ndax yoon wu naqari boo fa demee guy yi garab yi lépp mooy fii tey Sedima nekk siège Sedima ci autoroute bi maa ko jënd titre foncier 1992 waaw foofu nag tey li fi am mooy bi ñuy defar autoroute bi dañu ñëw ne ma dañ ci soxla 2000 mètres carrés 2000 mètres carrés ma ne garaawul 2000 mètres carrés autoroute la ñuy defar njariñu ñëpp la kooku moom lu ñu ma joxul dara sa baax na ñu dem a dem xëy ñëw daaneel mur ba jël presque 1 hectare 8000 mètres carrés et quelques booba ba tey ñu ngi ko def 2011 bi ma toogee moo wax naa ko ma ne ko 2011 lañ jël sama titre foncier bretelle autoroute bu Eiffage bi ci sama titre foncier la jaar kon ñooñu di wax ne ñun samay dëkkandoo lañu nga xam ne fi la nu fekk ba fekkaat nu fi dañoo waxtaanul rek ñun ñoo fi jiitu boobu àll la ñu am titre foncier ñu ñëw dagg suñu titre foncier jaarale fa bretelle boo xam ne mënoon nañ koo liggéeyee neneen ñoom ci seen bopp am na tubaab bu ma waxoon ne ma lii bu doon suñu dëkk kenn ñemeñu ko et c'est vrai bu doon France nga yor sa titre foncier ñu ñëw rek màbb daaneel say mur jël lépp te kenn waxtaanul ak yow avant avocat yaa ngi toog ci salle bi yaakaar naa ne xam nañ ne loolu amul ci benn dëkk bañ ko defee ba tey jii on est en 2020 kenn fayuñu ba pare nag ñu bëgg ñoo may coow nag def seen i délégation takk seen i morceau wax ne Sedima dafa tëj mur bi ñun suñu titre foncier rek la ñu nekkuñu feneen loolu moo am xëy na gudd na maa ngi leen di jéggalu mais il fallait que ma joxe léegi nag titre foncier bi li ko indi 2015 la ñu am bail bari ngay am bail état service yëpp administration dañuy dem cadastre urbanisme domaine ANAT ak xaw ma ñan ak ñan bari nañu ba ñu def comment commission d'octroi domanial des trucs comme ça ñu def immatriculation au nom de l'État du Sénégal ça veut dire que terrain bii ñuy wax tey dafa tollu jamono État du Sénégal moo ko moom daf ko immatriculé à son nom moom ko bi mu ko moomee ba pare la koy doog a loué Sedima mu loué ko Sedima di fay luyaas bi 30 et quelques millions quelque chose comme ça par année ñu dugg ci deuxième année bi ci laa ne nag terrain agricole dëgg nag da nekk ci bàyyi di fay ay par année nañ demandé session définitive nañ ñu ko jaay ñu dox ba 2019 bàyyi bi titre foncier bi génn ñu jaay ñu ko ñu fay ñu jox ñu titre foncier ma nga ca kër ga lii mooy wax titre foncier nag dama yaakaar ne sunu constitution moo ko protégé dama yaakaar ne aussi dëkk yoon mooy dox amul kenn ci administration wala kenn ku mën a wax ne dañ ne corruption de nangam lu ne wax nañ ko mosul am dafa jaar ci yoon bu doon corruption Macky Sall bu ma bëggoon may titre foncier du def 8 ans 1 an dana doy na ci mu créé titre foncier ñu jox ma je vous dis mosuma ci wax ak moom ci terrain bi ñuy wax c'est un titre foncier au nom de Sedima lii mooy wax ci baal leen ma nag ma wax waa Ndingler la ma fa yóbbu woon moom mi ñoo àndoon Khadim Samb maire u Ndingler leur propre maire moo ñu suggéré woon parce que jotante nañ téléphone xamante nañu def délégation ñu dem waxtaan ak ñooñu dëkk bi parce que comme boo jëwee ci dëkk xam ni ñu def ak waa Jilax Gana Gningue le maire de Ndingler waa Jilax ñi ngi nii biñ ñu joxee suuf soosu ak léegi yaakaar naa ne teraanga bu nekk ñu ngi koy seex ak ñoom kenn déggu leen ci coow léegi sax la ñu commencé wax ñoom ci coow li mais Ndingler ba ñu fa demee dañuy ñëw pour waxtaan tànku mbokk parce que ay dëkkandoo la ñuy doon man Malika laa nekkoon am ak ñoom jàmm ak feneen foofu yëpp ñu am jàmm kon bu ñu ñëwee ci gox boo xam dëkk yi ko wër ñu ne ñu Ndingler surtout que am na fa ñu fa doon béy jamono boobu ñu dem waxtaan ak ñoom Xaadim ne xëy na yóbbaale leen lu suukar wala kii bi ñuy dem ñu yëkkati 2 millions ne leen lii nag defee leen ko nangam ñu ne ñu bëgguñu parce que foofu ngeen di béy sax ñun ñoo ko moom lii moo indi wax ji waxtaan wa yàqu ñu jóg ñibbi ci lañ gëj a amante ak ñoom wax ci lañ gëj a jëflante ak ñoom bëgguma mu gën a gudd
je pense que pour le moment ci point boobu fii laa ciy yem bàyyi leen peut-être bu amee yeneen précision yu ngeen ci soxla ma joxe ko. C'est ouvert Ibrahima maa ngi lay gërëm di la sant maa ngi gërëm président Babacar Ngom dama bëri nag ay laaj waaye du lépp lay laaj en même temps laaj bu ci njëkk mooy yow dañ la attribuer 225 hectares ci biir attribution boobu mu am population bu Ndingler bokk commune u Ndiaganiao fekk communauté rurale bu Djilax wala bokk bu Sindia moo la ko attribué woon askanu Ndingler jàpp ne da nga laal ci seeni suuf ba tax nag coow li bëri na trop gis nañ ko ci télévision yi ak ci rajo yi ak ci presse bi ak ci opinion bi est-ce que da nga fas yéene poursuivre sa projet boobule wala da nga dal ci ginnaaw bàyyil askanu Ndingler seeni suuf comme nuñ ko waxee seeni suuf comme nuñ ko wax kooku mooy première laaj ci biir loolu itam dafa am en toile de fond problème mu limitation ñaari communes yi commune Sindia ak commune Ndiaganiao laata ñuy def délimitation ci information yi ma am fekk nañ ñu def délibération te délibération boobu dafa laal ci périmètre territorial bu Ndiaganiao est-ce que xamoon nga ne question frontalière boobu réglé wuñ ko biñ la koy jox wala biñ lay jox papier yooyu jërëjëf naa ñëwaat nag ci yeneen laaj merci président. Première question mooy pression bi ci am yow sax wax nga ci sa kàddu ne am nga fi nga jënd suuf ñu daanal miir bi dëggati lii te waxuloo dara bi yoon am na pression est-ce que da ngay bàyyi askanu Ndingler seen suuf comme nuñ koy réclamer wala da ngay poursuivre sa projet. jërëjëf Antoine question boobu dama ci bëgg a tontu bu leer moo tax dafa am kenn ku ma doon waxal ma ne ko man dama nekk entre le marteau et l'enclume parce que bu fekkoonte ne suuf rek la ñuy xëccoo muy suufu Ndingler kon bàyyee naa leen ko bu yàgg jaraluma ko coow li rek bi mu amee ak léegi woo nañ ma fa di ma proposer suuf ñëwal Casamance ñu jox la 1000 hectares may xarit ñoo ma ko wax ci suba rek laa wax maire fële ci Waalo plan yi mu ngi nii ak suma doom 1000 hectares yu taxaloog tool yu mag yu nekk foofu kon suuf sédiment bu ko bëggee yomb dana ko yomb waaye li ma wax sànq ma ne xëccoowuñu suuf dëgg la ñuy xëccoo dañuy wax leneen itam ci problème bi légalité ak légitimité kooku bu ngeen ma bàlee ci kanam dinaa ci ñëwaat parce que je crois que sur ce site là ñun ñoo am légitimité ñoo am légalité mais terewul nag ñu am yërmande ci population yi te am yéene liggéey ak ñoom ak jàppalante pour suñu njariñ ñun ñëpp ak njariñu Sénégal ndax damay delloo Ndingler suuf soosu ñuy xëccoo bu ma ko nammee def ma delloo ko ñi ma ko joxoon waa Djilax ñi ma jox seen suuf ndax man am naa sañ-sañ jël suma suuf suma Djilax jox ci seen commune lépp leer ba am titre foncier ma jël ko jox waa Ndingler coow lii mu ngi ci loxo ministre Fofana ngeen baal ma mu ngi ciy dox tànki jàmm dama leen bëgg a xamal ne saa boo xamante ne dox nañ ci tànki jàmm nag bay jegeñ solution am taxaw pour yàq ko ñooñu nag ñoo xam luñ ci jublu bëgguñu jàmm am parce que lënkale seen tur ak sama tur man jàpp naa ne nag liggéeyal naa Sénégal
soit peu. kon ñoom jàpp nañu buñ dootul bàyyeeti mukk fii ba local élection locale lii moom duñ ko bàyyi. parce que boo nee diw ne Babacar Ngom Ndingler yéen ñi ñëpp kan moo fi xamoon Ndingler jeex na ñooñu ñu fiy tudd kan moo leen xamoon man xamoo leen woon. gis nga 75 hectares yi ñuy wax dama bëggoon préfet ak autorités yi ñu leen comme nee ngeen 40 familles ñoo fi nekkoon mais dëgg rek mooy dëgg quoi 40 familles moo fi nekkoon dañ leen di jël kenn par kenn parce que ñoom gëj nañ ci tool bi fi mu ne gendarmerie laa fa teg kenn mayuma ko kenn saraxuma ko barki démb rek chèque 16 millions laa yónnee chaque 15 jours presque 8 à 9 millions lay fay chaque 15 jours gendarmerie ñoo fa nekk barki démb mu ngi nii. pour dellu ci sa question dafa dul nekk ci sama loxo pour que may jël suuf soosu di leen ko jox état moo mën a décider te ñi ngi ci yoon boobu. ministre Karim Fofana sol na dàllam dem ba Ndingler dem ba Jilax dem ci toolu Sedima woote na sax réunion këram boo xam ne da leen invité añ chef de village Ndingler rek ñoo ñëpp ñu ñëw def seeni délégation mu invité waa Sedima ñoom itam ñu dem ñu añandoo fa waxtaan bay ree bay tàppante ñu mu am idée wu solution boo xam ne waxtaan na ci ak man te ñi ngi ciy avancé waaye ñi may wax tali jógaat commencé wax ak def lu koy yàq ñun solution rek lañ bëgg. guerre mondiale sax dañoo mujj toog ci table ñu waxtaan lu ne am na fi comme problème dañoo toog ci table ñu waxtaan mais nag bu fekkee problème dafa am surtout que nag dëgg-dëgg nag waaye wax dëgg lii du problème lii du problème. ñoom ñoo ko def problème bu rëy bu wër àddina bi mais wax dëgg yàlla mënoon naa bañ a egg si fii loolu laa mën a tontu ci question bu njëkk bi ci des délimitation entre Ndingler wala commune Sindia ak commune Ndiaganiao man xaw ma ko li ma xam mooy weesu nañu loolu